asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu yéen a ngi ànd ak seen site internet Baol Times TV seen émission Salim Lamb Baol tey jii ñu am mbégte ak contentement di dalal Tanor nekk champion nekk mbër mi nga xam ne kenn du ko présenté si diwaanu Ndiarème ak li ko wër kenn du ko présenté si Sénégal Tanor ñu ngi lay déglu. waaw ñu ngi lay fay di siyaar bu baax wax lay jox sa wàccuwaay. jaajëf mbër tey jii ñu am ñeenti ponk yi nga xam ne dañ ko war a laaj rek ngay préparé benn combat bu capital fële si Ndakaaru le 28 contre Mbaye Guèye Junior nit ñi gën ko xam si Alaaji Lawbe nan ngay waajalee combat boobu. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy waaj ànd ak suñuy mbokk ànd ak suñuy suñuy entraîneur liggéey ñu ngi ciy liggéey bu mucc ayib daal ñu toll nii wax dëgg yàlla daanaka ci finition rek lañ toll mais daanaka lépp lu ñuy def daanaka xëy na pare na mais moment bi ci dernier réglage bi ci lañ toll nii waaye ñu ngi sant bu baax la. sa état d'esprit ak sa état physique fan la toll. non lépp tawee fu mu toll nii wax dëgg yàlla bi mu toll nii moom dañuy xaar bis bi le jour bi rek ñu def confirmation bu leen incha allah. combat bi di war a am fële si arène nationale bi arène bu bees bi nga xam ne son excellence monsieur le président de la République moom moo war a inauguré moom en personne mu nekk bis bi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy xaar ban mbégte ak ban yëg-yëg nga am njëkk a bëri si arène nationale en tant que mbër. waaw mais loolu lu mujj nañ ko kii xam naa ñun amitié la ñuy bëree. naan waaw ci amitié la ñuy bëree incha allah. ok léegi dañuy ñëw si sa préparation ñu gis ne am nga appel bi nga xam ne war nga ko lancer les autorités ñu xam ne tey jii yow yaay mbëru Diourbel yaay champion bu confirmé ici à Diourbel ban message ngay lancé autorités yi nga xam ne ñooy les autorités locaux pour mën la jàppale si combat bi. waaw avant tout dañuy santaat rek comme ni ñu ko waxoon chaque jour di nuyu suñu mag Super Étoile bi nga xamante ne moom mooy suñu mag daal. parce que ñun mbëru Diourbel yëpp laa koy lancé parce que ñun amuñu lenn lu dul Diourbel amuñu lenn lu dul Diourbel chaque jour pour mun wax kon tey suñu jógee. rafet na autorité bi dëkk bi ñu jàppale ñu dooleel ñu te dooleel bi chaque jour dama koy wax dooleel ma du waxuma la nga may ma xaalis mais chaque jour dama bëgg ñi nga xamante ne ñoo nekk fi mobilisé ñu may leen ak oto wala ay billets ñu mën a ñëw dooleel ma parce que loolu mooy sama dooleel ma chaque jour loolu laay ñaan. chaque jour loolu nga ñaan mais est-ce que ce combat bi weesu est-ce que autorité yi jàppale nañ la. mais autorité yi am nañu ñëw mais am nañu ñëw waaw am nañu ñëw. mais am nañu ñëw na ku ci mel ni Ibrahima Mbacke Tine ñëw na ku ci mel ni Malick Gueye ñëw na ku ci mel ni Soumaré ñëw na xam nga ak sama patron maa ngi koy siyaar bu baax a baax Moussa Gueye siyaar ak Ahmed Dieng waaye dañuy gis ne dëkk bu nekk am na mbër dëkk bu nekk da ngay tiitaroo sa mbër te mbër bu fi avancé mbër bu fi dem dañ laa jàppale fi jàmbaar amul fi ku fi jàppale fi am est-ce que yaa ngi jaar yoon boo war a jaar pour fëgg buntu autorité yëpp pour ñu mën laa jàppale yow aussi nga mën a doon champion bu confirmé. waaw xam nga jaar bi lii rek buntu la parce que lii doomu Diourbel moo ko créé yaakaar naa képp dëkk Diourbel yaa koy seetaan. maanaam man jàppale ma. buntu yi dafa yomb. fii boo fi jaayee rek. mun nga maa jàppale. te kenn ku ne képp kuy autorité ci dëkk bi ñenn ñi woo naa leen ñenn ñi dama xam ak ñoom maanaam naka yu maa jàppale. parce que ñun doomu Diourbel lañ doomu Diourbel boo ko dee wër boo ñëwee Diourbel kooku mënuñu réer. te yaakaar naa comme li ñu naan kenn warul xaar sax ñu woo la. tout à fait parce que lii nii ñëpp ko bokk. parce que ñun Diourbel la. kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk. est-ce que xam nga mbër bi ngay bëri muy Alaaji Lawbe di Mbaye Guèye Junior. mais xëy na luñ jot a xam jom am na luñ jot a gëstu daal. maa ngi koy dégg nag muy wax naan man Diourbel fi laa nekkoon ay xam naa fi diw nangam ak nangam ay sama turandoo man góomu loo yaa ngi may dégg bu baax li ma lay wax man sama turandoo man xool man yu baañam bi fi dëkkoon sax man loolu liggéey la man l'essentiel man li ma mën a confirmer mooy mun koo wax te moom mënu ko ñaar yi ma la wax mënu ko def moom benn bi mooy dëkkul Diourbel la dëkk waaw man fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa yore fii laa màgge man lu ma am Diourbel laa ko amee damay fier nag ne man waxuma la ay mbokk ak ay kii de man fii laa dëkk te Lawbe yi yaakaar naa ne man Lawbe ñoo ma yar. Lawbe am na mbër. mu yow. dégg nga li ma la wax moom bu dee Lawbe la nanga man Lawbe ñoo ma yar. pour muy leer. man Lawbe laa dëkkal te ñoom ñoo ma yar. kon c'est confirmé beneen laaj bi mooy lamb jee passé da nga defoon une mobilisation exceptionnelle yóbbu jëlee fii ay cas yu bari fële si Jaksaaw fi ñu la fekk aussi ay cas déparé fa bii lan ngay wax say supporters aussi. mobilisé bi di ñaan moom doole rek li ñu defoon dama bëgg ñu doublé ko wala ñu def doublé waat ko li ñu mobilisé woon bii dama bëgg ñu waxuma la doublé mais dama bëgg mu ñu doublé waat ko loolu nag di ñaan rek autorités yi comme li ma koy waxee chaque jour rek ñi doon ñëw
ñi doon ñëw ñu ñëwaat. ñi ñëwutoon ñëw di lancer waale sama yaay Aminata Tall. sama yaay Aminata Tall maa ngi koy lancer. ndax xëy na garde corps am sama xarit la. tey bu ma nekkee garde corps yàlla ak adrien. ndax moom moo yóbbu gendarmerie moo fay defee lépp. di ko lancer moom suñu yaay la. te ci dëkk bi la dëkk. ñun ay doomu dëkk bi la. su ma sañoon sama yaay Aminata Tall combat bii nga jàpp ci. parce que ñun yow doomu dëkk bi nga te ñun say doom lañ. combat bii daal ñu ngi lay lancer ak autorité ay Dame Diop ñun bàyyiwuñ kenn. képp koo xamante ne doomu dëkk bi la te dëkk bi li ngay wax ñor na dëkk bi moo la ñor. ñu ngi lay ñaan nga dooleel ñu. ñu ngi lay ñaan nga dooleel ñu wax ne ku yokk cere doole ñeex ñu gis ne Tanor am na changement ma dégg si jaww ñu ne waa GIGN ñoom ñoo lay entraîné parce que loolu mën nga ko confirmer. waaw gendarmerie fa lay defee physique fa lay defee lépp te loolu yàgg na chaque jour la koy wax. yàlla grand boobu moom fa yóbbu xëy na ba li ma fa dab yëpp dab ma fa. bii mooy sama 4e combat moo ko fay préparé parce que sama combat moo maag Bougan fa laa ko préparé. sama combat gabaar fa laa ko préparé. sama combat Vandam fa laa ko préparé. te yëpp suñu borom daf ma cee defal ndam. may ñaan ñeenteelu combat bi suñu borom def ñeenti ndam. ñu gis ne Vandam mayoo ko mu nooyi Mbaye Gueye Junior lan nga koy waajal. waaw lamb xëy na comme li ma la expliqué chaque jour ñun comme li ma koy waxee rek ñun dañuy def fulla ak fayda. lamb ji lu mu laaj rek parce que lamb dafa bëri laaj yi bu laajee taxaw ñu taxaw bu laajee dem ñu dem. lu mu laaj rek dañ koy def en tout cas laaj incha allah ñun li ñu amal importance mooy Mbaye Gueye Junior tëdd ak nu mu tëddee rek na tëdd. na tëdd daal waaw. te daal foog nga ñaati ko jéggi jàll. waaw na tëdd. woo leen ko bëgg a woo ko. waaw maa ngi woo waa Diourbel comme ni ma koy wax chaque jour di wax sama papa Ibrahima Bagatine Moustapha Guèye xam nga docteur Soumaré Ahmed Dieng xam nga docteur Malick Guèye maa ngi koy woo. képp autorité bu ne ci dëkk bi sama yaay Aminata Tall maa ngi koy bëgg mu ñëw ci combat bi xam nga maa ngi woo ñëpp sama père Malaw Ousmane policier ñoom ñëpp samay père lañ ñooñu dañ ciy jàpp maa ngi leen di woo ñun ñëpp waaw maa ngi woo Abdoulaye Fall bu Kadas moom sama waay la aussi mu ñëw jàpp ci bu baax a baax. Dame Diop message bii dama koy lancé woo naa ko téléphone man Tanor bu Diourbel woo naa la ay yooni yoon nag sama combat ñëwu ci combat bi dama bëgg nga jàpp ci sama man maa wax ak yow sama woo naa la ay yooni yoon téléphone combat doomu dëkk bi nga ñun amuñu leen dul dëkk bi combat bi damaa bëgg nga dugal sa loxo ba ñëpp xam ne dugal nga ci sa loxo Moustapha Gueye siyaar maa ngi koy wax mu ñëw jàpp ci moom sama waat sama nit la waaw na doon def rek tey jii muy kàddu gu mujj gi Baol Time am lu mu liggéeyee nag yow sa combat bi contre Vandam mais dama naan doon ñaamoon xam na léegi dañuy doole meew rek bu gën a bu nekk ci rek meew ayca wala ñoom Baol Time moom wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na te wax dëgg yàlla gis nañ taxawaay bi rafet na trop di ñaan ngeen yokk parce que ñun ay doomu dëkk bi lañ ñoom ñoo koy doxal wax dëgg yàlla li ñuy def rafet na trop te ñëpp a ngi koy rafetlu daal ñoom daal wax dëgg yàlla ca kaw ca kanam rek di ñaanaat combat bi ñu def ni ñu defoon defaat liggéey bu mucc ayib ñu dem daan ñëwaat defaat ko nii rek. kon ñoom ñoo ngi lay jaajëfal. ñu ngi leen jaajëfal